salaamaaleykum mbokki Mauritanie salaamaaleykum mbokki Rosso Mauritanie salaamaaleykum mbokki àdduna wërngal këpp fu waaye mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la sant di la jaajëfal et waxtu bu mën a doon rawatina nag les Mauritaniens yi nekk si biir diaspora bi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam di leen jaajëfal di leen wax tey bi ngeen gisee vidéo bi dama am benn gan ba nga xam te ni kon dootu ko présenté fii ci biir Mauritanie plan national ñu koy waxee autrement dit sur le plan international gan la boo xam te ni gan bu mat gan la qui est ce monsieur c'est un natif de Rosso c'est un pur produit de la Mauritanie un artiste l'incontournable l'infatigable le khalifa général un monument de la musique mauritanienne kooku tey laa fas yéene dalal am ak moom waxtaan boo xamante ni kenn dootu ko naatable fii ci bien sûr fii ci biir Rosso Mauritanie lay xewee mais dama ko bett nag dafa am fu mu ko fekk donc nag taaxal leen tuuti rek mu wan leen kon sama gan boobu moom mooy kan Jobal Art maa ngi lay nuyu di la sant di la jaajëfal. sëñ yu maa ngi lay ziare di la jaajëfal di la nuyu di la gërëm di la sant di sant suñu caméraman bi Amady ñu koy wax Edge donc ñu ngi koy ziare bu baax di ko jaajëfal di jaajëfal Mauritanie ba pare après ñu delluwaat nag dëkk bi nga xam ne fii lañu juddoo yaroo fi màggee fii bëgg ko safoo ko faale ko gëm ko moo tax tamit tey ñu toog fii ngeen fekk ma ci studio Rosso foo toll ñuy ñëw pour laaj man fi ma toll par rapport ak lépp li may def ci samay wàllu musique donc loolu dama ciy kontaan trop maa ngi nuyu ñëpp gox-goxaan yi dëkk-dëkkaan yi Tungeen Garak fépp je dis de PK6 PK7 fépp fi nga xam ne rek ñu ngi safoo Rosso rek ñu ngi fay yeggale suñu nuyoo di leen nuyu di leen gërëm di leen sant jaajëfatee. merci Jobal Art et si nuyoo bu mu nuyoo àdduna wërngal këpp nuyoo dëkkaan yoo xam te ni ñu ngi nekk fii ci biir Rosso Mauritanie donc comme il a l'habitude de le faire que en Mauritanie ñu ngi nuyu suñu mbokk wolof yi di leen wax na ngeen def suñu mbokk naari xaalkum et suñu mbokk saraxule yi am maaramu suñu mbokk tukulóor yi na mbaddoon kii la tey ànd bien sûr ak Jobal Art et tey Jobal Art question bu mu lay njëkk laaj lan moo waral Jobal Art. waaw yu boo ma posé boobu question dinaa ci sa war a tontu ndaxte dama juddu 79 màgg fii ci biir dëkk bi samay génni bariwul am nijaay bi ma yar bi ñuy wax Papa Dia yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana sama nijaay jooju tuddee woon ma Jo ci anglais mooy xarit sama Jo mu tuddee ma Jo di ma yónni ay activité am def ma xaritam tuddee ma Jo boobu bu may rab moom laa tàmbalee mooy Jo Keita bii nga dégg mu fës tur boobu bu mu ko defee ba mu mat fukki at ak juróom ci musique commencé 94 92 la ñu commencé mais 94 la ñu fës mais bu ñu commencé di musique ba dem ba Jo bi di law ba ma am 15 années de musique may def fi programme bu mag ci biir Rosso fa laa toogee ne maintenant il est temps que ma génnee album nag bu koy artiste di génnee il faut que mu am concept il faut que tamit mu am tur bi nga xam ne day law ànd ak moom ndaxte ku liggéey fukki at ak juróom ci musique maanaam bay na waaram ci musique maanaam tàggat na boppam ci musique ma ne il faut que mu am tur bi bu mu koy am mooy dañoo nekk di waxtaan man ak samay frères tel que docteur Moussa Keita tel que Cheikh Keita professeur en anglais en physique mathématique Combe sociologie lay def professeur université donc ku nekk si ñoom am esprit wu toog ñu yaatal man dama xalaat tuddee sama bopp Jobal Art ñu ni pourquoi ñaari tur yooyu Jobal ak Art waaw man leen ku def fukki at ak juróom ci musique nga embrassé musique boo xam ne da nga koy def fekk ñëwagul man dama def musique bu ñëwagul parce que léegi actuellement rappeurs yii di way rappeurs yii di delloo rythme mbalax rappeurs yii di jëlaat ay ñaañoor yi ay hoddu ay calebasse di ko def ci seen son man def naa ko en 94 def naa ko en 95 te en ce moment là bi mu koy def dañu doon wax ni non kii du rappeur kii mbalax maan la kii di te dama leen doon indi bi mu koy def Fata mii di ko def Sénégal daaw ko def parce que Fata mii doon def mbalax ba ñu koy sànni xeer ñëwaat tey di ko confirmer Fata daaw ko def moi je l'ai fait en 94 en 95 certes dañoo nekk ci dëkk bi nga xam ne dañoo entassé wu suñuy génn yi day yéex mais bu ñu génnee rek nekk ay posam donc
ma xalaat joobal art bi ni travailler pour l'art liggéeyal art bi joobal bi mu indi le job travailler art maanaam art bi moo tax ñuy indi tout le temps ci diversité de musique 4x4 musicale mu ñuy wayloo ay raga ay reggae ay dëri house ay crunk moo tax façon bu ñëw rek da nga ciy bokk ba ci drill bu mujj bi nii léegi ñu lépp daal duñ koy def donc lan moo ko def mooy joobal art bi donc man sama concept kenn mënuma ci défier ndaxte am naa droit woy lu ma sentir parce que dama tuddee sama bopp joobal art bi nag dafa yaatu art bi taasu ngi ci sukus mi ngi si salsa mi ngi si mbalax mi ngi si slow mi ngi ci. donc si je comprends bien tout yow musique ngay def quoi bu ma comprendre bien joobal art musique lay def. 4x4 musical. ok joobal art tey bu la doon laaj ñaata album nga am lan nga di doon. waaw yu ñaata album boo ma ko laajee danaa ci sawar a tontu am naa ñaari album yëpp Dakar laa leen defee fii lañ ko toggee instrumental yëpp ay doomu Mauritanie ko tëgg am ñi nga xam ni Sidi Kane moo ko composé premier album bi waaw en 2008 ñu tuddee ko Bultaay dem Dakar génne ko ci studio bu mag bu ñuy wax Jolof for Life studio Simon en 2008 ñu delluwaat 2011 génnee beneen album Sidi Kane ak prise moom moo ko mixé mais beat yi Big Dimo laal na ci beat yi Garnet laal na ci beat yi DJ Mansour laal na ci donc moom aussi Sidi Kane laal na ci beat yi liggéey bi ñu defaat ko studio bu ñuy wax Peak Sound studio ñu nekk Yëmbal ñu génnee fa deuxième album en 2011 tuddee ko Gëstu Gis premier album tuddee ko Bultaay mooy il faut jamais nga sonn ndaxte boo sonnee rek boo sonnul rek résultat dina ñëw ñu ñëwati encore 2011 tuddee Gëstu Gis pourquoi Gëstu Gis mooy qui cherche trouve donc ay concept li nga xam ni day ramper di continuer waaw ci biir loolu bon album nga ma laaj album laa lay tontoogum ba xaar parce que am nañu tamit ay compilation d'accord waaw ginnaaw après album yi et dafa mel ni wax nga ko sax junj nga ma ci question bi am na ay compilation yi nga def mais compilation yi nga def ak ñan nga ko defal da nga ko def avec les artistes mauritaniens wala les artistes de Rosso nga defal compilation yi. bon man yu nit ku nekk balaa nga naan naam ne fa man Rosso laa dëkk sama image Rosso la te jii boo waxee joobal aar rek dañuy wax kooku dëkk Rosso artiste bi dëkk Rosso bi donc boo ñëwee man sama papa mi ngi ma tuddee Aljuma Badara Keita tey su toogee ba suñu ñëwee ci dëkk bi suñu ne nu ngi laaj ci Badara Keita ñu bare dañuy réer tey musique daf ma yóbbu fu nga xam ni du ma ko mën a fay waaw su dul woon yàlla dara du am donc yàlla may ma pouvoir turu joobal aar boobu Keita boobu moo law boo toggee taximaan sax nga ne kër ñoom joolaa jëm dañ lay indi ba suñu kër mais soo wax ko ñoom Badara danañ la poser ay question kan mooy Badara donc tur boobu noonu fii laa ko amee doole boobu fii laa ko amee puissance boobu fii laa ko amee toog fii Rosso samay buntu musul tëju lu muy yuutu dama koy jot alhamdulilah que dem beneen dëkk bëgg ñaar dërëm duma ko am wala bëgg réaliser benn affaire du sotti donc compilation yi ay doomu Rosso laa ko defal bon am na dinaa ñëw ci deuxième compilation jigéen ñi Miss Eben Nouakchottoise la bon même su fekkee parents mi ñu ngi fi Rosso Sénégal Rosso Mauritanie mais Nouakchott lañ ko jëlee Awa Sankaré doomu Rosso la donc actuellement elle est aux États-Unis. On salue de passage Daliane. Oui Daliane donc Collé Siste Collé kooku mooy deuxième compilation bi bu ñu defee tuddee ko deuxième compilation bi ñu tuddee jigéen yi ci la ñu bokk ndaxte dañoo njëkk génnee Rosso foo toll année boobu dafa amoon ay boy yoo xam ne ils étaient hyper crack sur la musique ñu jël def ak ñoom ay duo ñu jël Voix du Peuple def ak ñoom son ak man Voix du Peuple ñu jël LSK ñu jël Magadan waaw ñu jël Ebidis ñu jël Souffrance du Mike ñu def yooyu son macha allah mu nekk compilation après ma def man ak Petit Mass ak Crazy Programme yàlla na ko yàlla yërëm Life Drop mu nekk compilation bi nga xam ni
Taba la ñu def ndillee plein. ñu def concert bu garaaw macha allah yow fekke nga. donc ça mu nekkoon réussite. ñu ñëw ci génnee deuxième compilation tuddee ko jigéen yi ci la ñu bokk parce que il faut pas tout le temps luy góor di def jigéen di ko def ñu bëgg ko war na leen di ci boole. compilation yooyu da nga koy yónnee sax Ndakaaru ñuy wax est-ce que kii c'est des Mauritaniens deuxième compil bi yow mii sa sonnerie sax sama son man ak Daliane bi la woon da nga ko daan enjoy nu mu la neexee. bu loolu weesoo ñu ñëw ci troisième compilation ñu xool booy yu gënoon xarañ ñu jël leen mooy la relève. ndaxte nit ki lu muy ñaan yàlla boo saxee ci dara nga am ci relève day baax. ñu jël Talibé. ñu jël Mr Med. ñu jël Nex bi. ñu jël Runex. ñu jël Doumène. ñu jël Abdi Bass. donc ñu jël Siste Dixa. donc ñu créé fa encore compilation bu ñuy wax relève te mu def lu it. bon bu ñu paree ci compil bi nag aussi yàlla may nañu aussi tabax nañ fi label. te fii nañu toog instant bi donc man sama carrière musique ñeewuma kenn waaye ñeewuma sama bopp ndaxte bu ñu nee waykat la waaye ana lu mu fi def lii laa sama parcours man lii laa def génnee naa samay albumu bopp kooku sama yëfu bopp la mais partagé naa avec mes jeunes frères pour les donner un nom may leen ñu am fitu jege seen ay mag am na tey artiste bu ñu amee tur bu leen ñaanee duo sax dañuy bañ am na artiste bu ñu amee tur bu leen woowee waxtaan sax dañuy bañ ku leen yónnee sax vocal duñ la déglu donc man je suis exposé à tout le monde peut-être que loolu moo leen xaw a nax des fois danay fàttee ni kàngaam nga danay fàttee ni da nga am lu nekk sa biir bopp ba nga xam ni miineel mooy indi yabeel yàgg miin yàgg ak yomb olof dafa ni su ma lay may jabar nar la dénk jigéen dinaa la laaj ñetti yàqkat yu amul jëmm te ami tur waaw su ma la naree wolof la wax olof dafa ni su ma la naree may jabar nar la dénk jigéen dinaa la laaj ñetti yàqkat yu amul jëmm te ami tur am nañ tur ñu ni yàqkat yi ñetti yàqkat yi yan la ñu miin yàgg ak yomb waaw amuñu jëmm parce que kenn du leen gis mais da nga koy lamb. mais sama caméraman baa ngi ree sax si li nga wax li nii. non waxande bu dañ ci wax parce que miineel yàggeel ak yombeel mooy indi nit yab la wala mu ayibal la wala mu tuutil la. Joketa il est là Rosso on le voit day sol pancaam teg ataayam di waxtaan ak di waxtaan yëpp gars yi yaakaar ne kii du artiste. te fekk na yàlla mi ngi la may yaa ngi nekk ki nga xam ne moo gën ki ngay dugg YouTube di ko seetaan moo gën ki ngay wëri di yaakaar ne moom mooy waaja te fekk na ki nga toog fii sa waaja mooy sa waliw donc bi ngay négliger DJ yu fii mu jege la nekk kenn mënu ko naataable tey jii man wóor na buñ la jëloon yow yóbbu la Dakar devant Pape Sidi Fall wala beneen artiste beneen DJ da ngay cartonné parce que ànd naa ak yow Richard ànd naa ak yow fu nekk te toj nga bërëb yu bare mais nun bu ñu bokkee mbooloo yàlla may ñu nekk ay roi nekk ay nit yoo xam ne dañoo gëm affaire bi di ko def te yàgg nañ ñu fekk ci ay bés ñu koy toj les gens ils ne vont jamais comprendre nos valeurs ñun yàlla dafa def si ñun ñu nekk ay waliw nag du jàng alxuraan waliw mi ngi toog ci këram yàlla di ko defal ay affaire parce que lu ñu dugg rek day am fës lu ñu wax day am fës moo tax du ñuy toog tout le temps di nit yi nan ñuy comprendre des fois dañuy bëgg di beru bañ di bokk ci lépp mais ay kàngaam la ñu tama du tëgg boppam waaye ñun dañoo liggéey. comme li wala fii di wax rek saabu du fóot boppam waaye sañ na wax ku ma laal nga set donc foofu lañ dañuy duggaat si beneen question bi Jo gis nañu rapport Mauritanie mooy comme ni may aw lu ma koy wax saa su ne fekk nañu fi fii gën groupe bio bi fekk nañu fi ñoom DJ H ñoom AMD ñoom Kouliman ñoom Monza naay fo Waraba tout ce crème du mouvement hip hop mauritanien genn wàll bi yëpp jàmmante kii Wouda de Blad ñëpp ñi ngi à l'extérieur mais boobu ba léegi Joobal Aar mi ngi toog biir Rosso Mauritanie rawatina biir Rosso Mauritanie di fiefam et pourquoi Jo amul choix wu dem à l'extérieur di essayer produire foofu sur le plan international mais muy préféré toog biir Rosso Mauritanie. yu question bu rafet nga ma posé bu am solo te moom ma bëgg gars yi bàyyi ci xel bu baax a baax parce que question bi dafa sensible bu ñëpp tukkee bàyyi dëkk ba dina nekk ndal fondel il faut que am ñi dem il faut que am ñu des peut-être que nag je sais pas demain ou après demain mën naa xëy dem waaye fan laa jëm man daw moo de
man daw ma de fan laa jëm nit ki buy dem fenn day xooli fa réfugié damay xool fan laa jëm bu amee kenn si ñoom ku ma woo ni ma kaay amal naa la fu mu la fàtte amal naa la lépp mais man dama nekk ci kër di lekk lu neex di naan lu neex di dox nu ma neexee bu fekkee damay dem fi nga xam ni damay war a làqatu wala damay war a kërtam ndax ma dox dama koy xoolaat je ne t'ai jamais dit que man dama dem Europe mais su fekkee sama wërsëg fa la nekk comme ñu fa nekk ñi ngi fi am wërsëg yàlla na leen fa yàlla saxal ba ñu résoudre suñuy problème ñun fii mais il faut que adduna dafa am destin tey jii benn artiste bu siiw fii suñu mbokk yi ñu bokk dex gi mooy Sénégal artiste bu siiw fii fekk na ñaari at la jóg tey yi nga am otoom am këram am ay sponsor yi dul jeex yow da ngay nekk fii di dajeek ñoom ci ay scène billahi da nga leen di karawaase sama baat poto da nga leen di karawaase ci ay scène ñuy lay jàpp ni que ni sa dëkk da nga fa célèbre ci à tout or que tu n'as rien chez toi du culture bi ministère bi du état bi du jàppale sax public bi sax dafa des parce que di nga leen wax kaay fay ma 2 millions gi mu ni barki démb ñoo tagaloon di attaaya kii naa fay si moom ñaari junne donc kañ la nii gars yi di jàppale donc man du ma ni maa fi nee de mais le jour que ma fi génnee arrêté continuer si beneen volet du ma ni du am ku koy continuer mais dana métti ñiy topp sama ginnaaw parce que dama gis ni jàppale wuñ leen ci dara man de li mu mënoon def naa mooy su ma amee as tuut boole leen ci jéem leen génnee ñu may seetaan di ma safoo di ma faale ba tey ñoom sax ñu leen di tàccu donc loolu sama jaan wàcc na man tey même bu ma dëddoo dem fii laa mënoon yem mais kan moo koy jëlee ci 3 indi ko 10 loolu laay xoolaat instant bi waaw artiste dafa laaj muñ dafa laaj dëkku dafa laaj bañ gaaw fattu dafa laaj bañ gaaw di éveiller seetaane donc dafa bari lu ëmb un artiste du question de da nga mën a way rek et da ngay réussir non dafa am encadrement bu rëy bi nekk ci wàllu artiste donc tey ñooñu nga fi tudd ay jamante kii ay 9-4 ay yooyu tur yooyu ngay wax noonu ci jamono boobu yëpp sama génération nañu jaar ak man nañu fi ñëw nañu ci Rosso am nañu fi ay teranga yu baax ak ñam seq fi ay guddi yu neex tey ba tey nii relation boobu mi ngi rafet sama diggante man ak ñoom surtout rawatina diggante Jobal Art ak Diamanté Kii si je ne me trompe pas dans les années 2005 2006 c'est guerre la woon bu tàng Diamanté Kii boo nekkee à Rosso gars yi ñu ne Jobal Art mi ngi leen di xaar foofu Diamanté Kii pare mais tey est-ce qu'il y a une bonne relation entre Jo et Diamanté Kii. duma la fen de Diamanté Kii sama diggante man ak ñoom benn membre laa ci waxanteel mooy maar ku ñàkk ki ñaan la ku yaatu xol la bu ñuy waxtaan sax ba dugg ci sujet boobu ni ndeysaan bu ñu ñëwaan Rosso dañ daan jaay événement yi joo waaw gars yi dañu doon indi pour que ñu xaalis ñun ñu ñëw def bruit ñu cartonné ñu clashante mais mosuñu yëkkati loxo wala kurpeñ doorante loolu moo amoon te man j'espère que je suis l'artiste mauritanien bu ñu gën a clash bu ñu xoolee ci son yi yëpp ci fichier bi man ñu gën a clash ci Mauritanie loolu moom may puissance may ma doole pour ma. waaye yow tamit clash nga de yow naay foo ñëpp nga dugg bàyyi loo kenn 1 2 3 ba fu mu yem mais yow lan moo la mayoon fit boobu wala da nga doon dëggal ca roi des arènes wala rim yooyu rek yaa fi ne loolu laa bëgg a xam réellement quoi. man dama mës a am rage fii ci Rosso dama mës a am benn rage du ma ni kenn du fi dugg de mais boo ñëwee damay bëgg parce que bu ñu signalee contrat man ak yow ñu fay ma bu ñu duggee ci arène bi du ma ni dooma daaneel wala dinaa la daaneel mais dama bëgg boo ma dóoree kurpeñ ku sa loxo néew yi wala nga am lu la gaañ nga xam ne daj nga parce que affaire bi musique bi moom mbapat la waaw non en matière de musique amul xaritoo da nga bëgg nekk ci kanam keneen dafa bëgg nekk ci kanam donc concurrence la business la même man samay rakk yi nekk Rosso ku nekk ñoom dafay yóotu pour fël ma je suis d'accord man tamit damay constant pour bañ loolu concours la parce que public bi lay seetaan si loolu moo tax mu ñëw di la seetaan si kuy jël xaalisam wala biyam di ko jënd pour yow sa xarañte ak sa performance moo tax lamb bi noonu la mën nañu keroog Balla Gaye Modou Lo ñu ngi añ di lekk nice mais bu ñu dajee dañuy mattante di déyante ay wax yu saf donc mboppat bi moo ko laaj
que ni nit yi nañu jàpp ne ñun duñu ay noon wayoon naa ko ci man ak Buzzman ak Aldi ñi duñu ay noon musique moo ñu boole daf ñu leboon ñun duñu ay noon àndandoo bu dëgër daal di fas jom ñun duñu ay noon mën nañu ànd di bokk ndey ak baay di bokk mais bu ñu ñëwee ci matière de compétition yow DJ nga keneen DJ la kii rajo lay liggéey keneen rajo lay liggéey kii caméraman la kii clip lay def il faut que ma def plus que kii lu muy def donc c'est loolu la mais man tey en matière de 25 années yi ma war a def incha allah dina la bàyyi nga ñëw fa ñoom tous les old school je suis en train de les contacter parce que tey Joe mënul feete fii ci biir Rosso 25 ans de musique Joe mënul feete 25 ans de musique fekk du rendraale hommage old school yi nga xam dafa amoon ak ñoom ay jaar-jaar donc ñoom ku nekk si ñoom danaa la jël sama téléphone woo la wax ak moom pour que bés bi ñoom seen ay image génn si ndaxte ñoom sans ñoom musique bi du yegg tey fu mu yegg ndaxte as tuut bu ñu fi bàyyi woon moo fi jur ba tey musique di continuer léegi musique mi ngi feesal ay programme musique mi ngi jaay tuuti donc bu amee rek c'est tel que benn Jamin Tekki bi nga doon tudd benn bio bi nga doon tudd benn Papis Kimi benn Black Apart benn Yuppie benn Lay bi benn ñi nga Military Underground donc ñii ñëpp ngay tudd benn Bass Jom donc ñii ngay tudd MD Max DJ Hash te yii seen temps yow si nga commencé di jël mic donc c'est des trucs à révéler jaar-jaaru nitu démb soo ko dul wax rek doo ko donc as tuut bi ñu fi bàyyi bi ne leen ko nit yi jëmmalee jox leen boobu cër. ok merci si loolu la Jobal Art tamit xam nga bu mu ko laajee question concernant depuis xam nga ténor musique mauritanienne yi tey moom dafa am foo xam te ni dafa jëm junj na ko léegi-léegi ci biir wax daf leen fas yéene rendre hommage maanaam loolu mooy la reconnaissance ay nit yi nga nekkaloon fii di xeex daanaka ñoom ñi ngi de l'autre côté sur le plan international à l'extérieur mais c'est des natifs de la Mauritanie ñoo xam te ni game bi la ñuy dund donc ma leen di saluer de passage et donc Jobal Art ginnaaw nag bu ñu jaaree si benn introduction la woon rek mais dafa am loo xam te ni lu yëngu lu ne dafa am lu ko yëngal te lu ko yëngal li moo ko ëpp doole Joe Keita 25 ans de carrière 22 ans yi da nga ko defoon sur le plan national def nga fi Nouadhibou Nouakchott Rosso et 25 ans yi nga fas yéene que yamale uniquement Rosso et pourquoi les 25 ans de Jobal Art et lan la fas yéene Jobal Art def si les 25 ans. bon yow maa ngi lay gërëm di la sant di la ziyaare encore di fëddaliwaat encore ak yow kon di wax ni 25 ans yi bu amee sa xalaat a ngi si ndaxte boo juddoo ci dara màgg ci da nga ci bokk. donc tey bu ñu amee fitu ak sañ-sañ di dëggal 25 ans yi say xalaat mi ngi ci sa bëgg mu am te ci am bi nga xam ne wuute ak yeneen yi mi ngi ci donc ñaar fukki at ak juróom ci dara xale bu ci juddu tey bu ci sëyee am na ci njaboot jeune bu si doon jàng école pare na université ba léegi mi ngi liggéey donc ñaar fukki at ak juróom nit di ko gëm ci dara di ko def te boo ko gisee ba tey mi ngi mel na comme xale bu judd tey man ñu bare ne nu ma man keroog dama jàll Sénégal ñu ne ma léegi la nga commencé musique après ma bon ki ma ko wax kii borom bopp la naa la wax kan la am sa nee na ma grand léegi nga commencé musique yàgg nañ la seetaan mais léegi nga commencé musique après ba mu tëddee nelaw ma comprendre boobu damay jàngaat tëdd naa lu yàgg di réfléchir pourquoi mënuma léegi commencé musique ma xam ni ndeke ñun dañoo apprentissage mais léegi nañ commencé di développé wu loolu indil daan ko woy loolu jox daan ko woy même làkku chinois soo ko bindee ay araf nga jox ma ko ma koy dégg sama nopp dinaa la ko woyal ci ni ma ko sentiré te day gën a neex chinois bi koy woy gëm-gëm la rek je suis pas pulaar de 100% mais mun naa woy pulaar nu mu ma neexee langue bi je suis pas saraxule mais mun naa woy saraxule nu mu ma neexee je suis pas naar mun naa woy naar nu mu ma neexee waaw je suis pas wolof mais mun naa woy wolof nu mu ma neexee doomu yàlla laa doomu aadama laa du ma wàccee ci biir dëkk bi ma bokk ak ñëpp fépp fi nga xam dama koy sentir rek même joolaa buñ ma ko joxoon mun naa ci teg li nga xam ne façon bit bu nekk mun naa ci dem donc léegi nga commencé wayaat léegi nga commencé nekk waykat affaire la parce que da ngay dem di jàll ci ay dëkk dem benn show of the year bu Louga
nga ñëw ci biir présentation bi ñu ni naar bi ñëw na naar ba dëkk seen dëkk bu nit ñëwee da ngeen koy may loxo mais keroog bi ma yéegee du ma mujj bëgg seppi ci Mauritanie def ma sénégalais borom Jakarta yi ñu taal safara yi ñu naan dootul wàcc kii du wàcc kii fu mu jógee kii doom fan la parce que li ñuy làkkali yow si loolu nga ñëw làkkal leen ko te ñu jàpp ni Mauritanie nga jógee ñoom pour ñoom Mauritanie képp ku fu jógee rek néew naar nga gànnaar da nga sa xel mooy ay njënd ak njaay mais suñu la gisee le Mauritanien il est très intelligent moo xam ci vidéo moo xam ci man dama daan yóbbu ay son wu Sidi Kane ay instrumental wu Sidi Kane Dakar ñoom Simon di laajte kii ku ko composé lan la ñu leen Mauritanien ñun kii dama ko soxla Jobal Art mu liggéey ak ñun donc ñun tey basique bi toj gën zaawut fële ay son wu kilo yu bare nit dof basique Mauritanien la tey Daxmaan bi nekk ci studio label Fata tey je peux te citer Mauritanie yi bëri yi jàll di def ay hot fire si Sénégal donc ñun dama leen di ñaan na ñuy bàyyiwaat xel ci dëkk bi di delluwaat parce que lu ñuy dem nañu tukki rek mais nañuy ñëwaat xam ni on a besoin de parce que am na suñuy rakk fii jàngay affaire te di leen war a yokk xam-xam pour que ñoom te ñu am sañ-sañu di toog bañ ku jàng rek ba mën nga dem wutee ko Sénégal toog fa bàyyi Mauritanie kooku c'est valable pour l'artiste c'est valable pour les producteurs les promoteurs les n'importe il faut les caméramans il faut pas que les gens il faut pas que ñuy décourager ci seen dëkk pour nga affronter ki ngay xeexal il faut nga nekk ci wetam bu saqatee nga saqat bu tëccoolee nga tëccooli bu demee douche nga dugg douche bu sangoo nga sango ànd ak moom di bàyyi ci waar bi waaw parce que dafa am nu ñuy féewalee nit ñi di wax ñii ñoo gën a puissant ñele donc pourquoi ñun ñuy nangu loolu tant que ñu ngi daw tant que duñu jël suñuy responsabilité toog fii di fight ak ñi fi nekk ñuy yaakaar ne ñoo lu gën dara mënul sotti donc il faut que ñun ñu jël affaire yi en main moo xam ci matière technologie moo xam ci matière musique moo xam ci matière football moo xam ci matière jàng alxuraan moo xam ci n'importe quel volet yàlla may nañ ci doole may ci puissance may ci xam-xam donc qu'il est temps que ñun ñu delluwaat buum ci mboy ko donc loolu laa la bëggoon wax pour que tamit gars yi bàyyiwaat seen xel bu baax ci seen gox. ok donc ça veut dire que benn message la boo xamante ni le doyen suñu invité du jour parce que duñu fas yéene que dalal fii si biir studio Rosso foo toll et dañuy waxtaanee sur les 25 ans de Jobal Art boo xamante ni dafa jàpp benn date et date boobu dafa war a nekk benn date historique et benn date boo xamante ni dafa war a nekk une date symbolique pour la ville de Rosso rawatina pour la Mauritanie et nag fu waaye mën a nekk rek ñu ngi lay jox dox daje si date boobu mais Jo yaa ngi waajal sa 25 ans 25 ans yi naka nga koy préparé. yu keroog bu ñu waxtaanee ci 25 ans yi la pare gis nga lii gars yi di wax yàlla noppi na démb fekk tey ñëwagul ñun 25 ans yi dañ ko pare bés bi bu ñu toogee sax amul danañ toog suñu kër yi teg ko ataaya def ci waxtaan sante ko yàlla xam ne bés bi loolu la mënoon demee ndaxte am na ay jours yi ngay programmer sax fekk du yegg dañuy ñaan yàlla mu may ñu lu mu mottalee suñu yéene ndaxte gars yi du ñu koy jàppee feet la waaye bés la bu rëy comme bés yi comme benn màggal waaw tey gars yi dañuy màggal Touba tey gars yi dañuy dem di defi ay jàng ay cant yi rëy ñu jël bis yooyu màggal ko man sama bis boobu noonu laa ko màggalee parce que bis bi nga xam ne da nga koy def pour muy boole dëkk muy boole askan bés bu rëy la surtout boo liggéeyee ñaar fukki at ak juróom ci dara lu lay ciy desee dootul bare il faut gars yi bàyyi xel bu baax ci li may wax boo defee ñaar fukki at ak juróom ci dara lu lay desee man je ne peux plus faire encore 25 ans encore de musique yaakaaruma ko man je suis pas comme Youssou Ndour wala beneen artiste buy def 50 ans wala 60 ans di woy day am foo xam dama ko fay appal après pour mën a bëmax samay rak wala ma jël samay njaboot yàlla may na ma am na ay doom il faut que ma am héritage samay doom mën na am dinaa si jël benn si xale yi concentré ci moom ci avenir musique am parce que déjà yàlla may na ma gis naa ñaari nga xam ni damay way balaa may saqat nu yeggale yàlla may na ma loolu mi ngi si sama deretu njaboot macha allah même bu ju tuuti gi dama koy wan vidéo day xool rek mu ni papa donc loolu tey doon sa baay ko gën loolu daf loolu sama papa yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana moom dafa mos a gëm que ni man aar bi laa gëm te dama ciy percé
parce que il fut un temps li ñuy wax toppal sa jàng bàyyi lii fu dof yi bàyyil nii mais moom leen di wax bàyyi leen ndaxte man jaar-jaar bii laa am man mii di papaam te réussir naa si sama àddina donc moom musique la bëgg encadré leen ko ngeen jàppale ko ci li mu bëgg aussi may gërëm sama famille bu baax ndaxte ils m'ont tout le temps soutenu bàyyi ma def li ma bëgg donc loolu sant yàlla la bu baax donc loolu nit yi foog ñu bàyyi ci xel donc loolu moo tax àdduna loo gëm rek mu gëm loola donc c'est ça yu. ok léegi Joe toujours ñu ngi si 25 ans ya parce que 25 ans yi ba léegi da ngay cof rek mais yow da nga pare daanaka mais la dafa mel ne que wax tuuti job lu bëri quoi moom moo fi nekk mais Joe avant sax loolu ci biir 25 ans yi gis nañu temps guddi yi nii wa tabarakallahu je touche du bois seen boo dugg ni nga ko doon tojee dafa mel ne yaa ngi door a dugg ci musique et lan mooy secret Joobal Art boobu ba léegi nangul màggat nangul bàyyi xale yi tamit xam nga nu mu demee noonu. bon yu man sax maa dog sama bopp ndaxte li nga ma posé li ci 25 ans yi dafa am solo 25 ans yi duñ koy préparé bu gën ci préparation yi 25 ans yi ñun ñoo ngi ci woo doomu Mauritanie yëpp Sénégal Afrique Europe nit ki fu mu mënti nekk rek 25 ans yi képp koo xam ni rek xam nga tuuti ci Joe amoon nga tuuti jaar-jaar ci moom mos na la bégal benn jour yow 25 ans yi war nga ci feeñ. donc ñun ñu ngi woo àdduna wërngal këpp parce que déjà teg nañu suñu ay cellules waxtaan nañu ak suñu ay nit commencé di préparer ñu ñuy màggalee bés bi ñu ñuy teral ci bés bi ñu ñuy sargal ci bés bi du tuuti waaw lii gars yi di wax bés du tuuti borom lay tollal bëgg nañu mu weesu sax turu borom. donc 25 ans yi ñu ngi koy préparer avec rigueur xam nga bu loolu weesoo nga posé ma Joe fan yi guddi yi mi ngi toj seen yi. yàgg na toj seen yi. mais guddi yi moom moo ci raw. waaw xam nga Bibi bu nekk France daf ma mës a wax Joe yaay ndaanaan ma ne ko non waxal ndaanaa nati muy rek mu ree quoi mu ne ma ndaanaa ma ne ko nati olof laa la làkk ndaanaa nati nit ki duñu ni la suñ la joxee tur bu bref amal loo ci yokk pour yàlla déggal la xam da nga gëm sa bopp dam leen di yàgg wax man leen man dama ndaanaan ci biir ndaanaan laa parce que ku fekkee PBS Dakar toog di seetaan Liberté 6 Liberté 5 Cap Si di seetaan ñoom Kimani Marley ma toog yore sama bik ak sama fooy ci ale Ababacar Si gars yi di way ma leen di seetaan jëppal di Derklé Cité Marine gars yi di way ma leen di seetaan ñuy way ma leen di seetaan ñuy yëg ci scène yi di ko toj ma leen di seetaan bu ma ñibbee sama kër damay mel na dama am rage dama daan jógee kër ga Derklé di daw ba job bopp centre bopp dekk ay instrumental man xeex naa ak ku nekk France rappeur boo xam ni dafa siiw ñu koy wax dynamique mauritanien la mi ngi toj Belgique xeex naa ak moom ndax cassette instrumental pour ma wan la ni musique jaral na ma man lu ma am yëpp ma def ko si ba tey label bii ma tabax nii ñafe ba sama ay frère dooleel ma sama ay mbokk sama ay am bi jàmm jàppale ma pour ma tabax bii label tey def ci ay matériel gëm-gëm dañu gis ni kii dafa bëgg lii même su ñaar ñëwul di maquette jaral na ma fii dugg man di répéter parce que dama ko gëm man ñeew ma artiste boobu di wax dama am studio dama am label dama am nii am naa nii fii kenn amul dara yàlla am waaye sama place bi dama ko ubbi pour ñëpp képp ku ko soxla day ñëw am ci bés. donc tey jii scène yi may toj dama ko yàgg toj yow kuy toj scène Sénégal nga xam ni fa la lépp buujoo nga ñëwaat sa dëkk boo fa tojul doo toog tojati t'as compris donc dafa am ay guddi yi nga xam ne du ñuroog ak guddi Rosso olof laa làkk guddi la ci biir guddi yi dafa am guddi yoo xam ne yeneen guddi la waaw lu ñuy wax mag jar naa bàyyi ci réew mooy li ngay wax fecc teex jéggi teex waaw donc man guddi bu nekk ak guddiyam mooy li lay wax dama mës a am rage yu artiste buy ñëw ci dëkk bi ma préparé wu moralement préparé wu physiquement préparé wu aussi scéniquement pour que nit yi comprendre ni mbappatuma fii waaye sama mbappat daal lu muy sama rab lu muy gën a bañ mooy diw dee ñëw man sama rab loolu daf may feebar nañ ma ko baalee nag nit ku ne am na sikkam waaye man soo ma waxee diw dee ñëw damay préparé wu sama as sagar yi ma am sama ay
kawas yu camembert yi ma am sama ay jàgg yi ma am sama sartu samay pikk samay peel yëpp lay génnee waaw sama ay janj yi yëpp lay génne bés bi daf may jaral lu nekk damay taxaw dëggal sama bopp xam ni maa ngi fi bu nit ki ñibbee mu ne fu ma demoon de bàyyi naa fa dara waaye yàlla na yàlla mosal si artiste bu ñëw ci dëkk ba dem def fa lu may def rajaxe saw fa puub fa raax fa def fa lu ko neex ñibbi mel ne comme dëkk bi amul ay représentant donc man tànk maa ngi fii Rosso ku ñëw na ma sóor mu xam ni fu may séntu du ma fa fële da ngay ñëw fii ma ñëw fële nga ñëw fii ma ñëw fële nga kilbit ma périer nga mbapat ma daanu nga def ay affaire ma jéggi ça veut dire que lu mu lay wax 4x4 musical fu gars yi fële dama fay fële ba pare fëleti feneen waaw tagg sa bopp nag neex na lool waaye dafa dëggu suñ ko bëggee rek nañu ñëw 25 ans ñu seet encore ma confirmer waat waaw ku fi def guddi nag boole wooñu ci xëy na da ngay bañ ñu laaj la xaalis ndaxte dafa am ñu bari yi def ay programme jàppee na ñun doomu Rosso yi dañ leen di war a di leen bégal di leen taxaw rek mais il est temps que booy fay artiste beneen dëkk wala artiste yeneen nga leen di fayee cash joo bul ko jàppee ne am na oto ni day liggéey am na salaire non dafa am njabootam yu dafa professeur la dafa am famille am ku ko wala woo DJ daf la war a jox lu saf-saf am si di Fall barki démb maa ngi koy dégg lu tax ma koy cité tout le temps dama koy seetaan mu ni muntul sax présenté ndax programme yi dafa saturé si bopp donc tey yow sa rôle étant un DJ du rôle caaxaan ndaxte yow boo taggul artiste du dem soo ko naataablewul bégal ko du dem mbër balaa muy dugg ci arène bi foog ñu bàkk ko mu nekk gaynde donc tey buñ la bàkkee bàkk bi gën war nañ la fay bi gën war mais ngay ñëw di bàkk gars yi ba pare ñu jël seen damay bañ tudd parce que moi je suis trop direct xam nga te nit mënul liggéey ñaar fukki at ak juróom ci dara ñu lay ayibal wala di la tuuti te benn artiste bu ndaw day nekk ci beneen gox def ñaari at benn booy mi ngi fi Sénégal di cartonné fan yi booy tukulóor bi mi ngi drainé di lekk lu ko neex ci musique benn man tey maamam laa si musique waxuma la papam waxuma la nijaayam maamam laa ndaxte ba muy musique moom juddoo xalaat nu ko sax formé ba muy judd mais pourquoi ñoom ñu gëm seen doom boobu di booy bi même su xamul dara ñoom ils vont investir pour que ce gosse là réussisse te ñun Mauritaniens yi mënuñu loolu làmmiñ bu rëy rek ak kecaw il faut gars yi taxaw xam ni am nañu ay représentant tey buñ ma jëloon man joo yóbbu ma biir Wembley Amérique tuur ma fa sànni ma fa ñu teg américains yi nu mu mënti day ñu jël sonore musique ñu ne ay ca daan ma bëgg force daan ma naw force xam ni kii kàngaam la même bu ma làkkul seen làkk donc loolu da nga ko tàggat sa biir dafay mel comme un footballeur ñu jël la yóbbu la Paris wala yóbbu la Barça wala feneen ngay doxal donc mun na nekk partout tamit fii ci dëkk il faut gars yi xam ne ñun 25 ans yi jaral na lu nekk doomu Rosso fu mu munti nekk woo nañ ko ci bés bi mu ñëw seetaan si spectacle y aura beaucoup de surprises te defuma programme Rosso kese damay indi ay kàngaam ay artistes yu am doole pour que ñu xam niveau bi dafa yéeg waaw defuma programme pour man may ñëw di cartonner rek non damay indi ay nit yu ma gën sax puissance ci musique pour ma wane sama lan laa mën pour ma wane aussi sama dëkk lu mu am donc bés bi dina am ñu ci gis seen bopp du ñu jeex dina am aussi ñi nga xam ne mënuñu si gis seen bopp nañ ñuy comprendre bu doon su saaga ñu def ñeenti guddi juróomi guddi juróom-benni guddi pour que ñëpp way ndeysaan si bésu ñaar fukki at ak juróomu joo mais dafay am fu muy mën a yam donc di ñaan encore ngal la ñoo xam ne gisuñu si seen bopp bu ñu jàpp ne di leen tuutil wala di leen ayibal nu mu mën a demee rek lay demee d'après li Kadian di wax lu mu mënoon demee rek lay demee donc noonu rek la war a demee. yaay comme ni ko tuddee léegi di ko nuyu de passage DJ Kadian di ko jaajëfal doyen parce que si biir studio bi doon nga fekk xam nga moom yaram bi des fois day tàng quoi donc nu mu war a mën a demee lay demee mais joo si guddi bi dafa mel na for naa ci weewu béy am na benn kilifa boo xam te ni da nga si bëgg a sargal rendre ko hommage en attendant mooy dugg si parrains yi ak marraines yi. donc ñun dañoo am suñu papa bi nga xam ni dafa yàgg ak ñun bu ñu amee problème ndeysaan daw këram fëgg ko day jóg Nalla Badou waaw Nalla Badou ñu wax ko suñu problème mu daw ànd ak ñun mooy suñu papa Ahmed Fall Tayfour paa bi dafa yàgg ak ñun bëgg ñu man sax su ma ñëwee di ko nuyu wulli la may wax jël sama bopp fóon donc ku la def comme doomam bëgg la ba bëgg la bëgg bi raw bu toogee ci kanam autorité day wax ci yow wax yu rëy bu yéegee ci kaw scène day tudd sa tur wax ci yow lu rëy
kooku amuñu lu dul ñun Ross-Roy di ko delloo njukkal tout le temps donc man dam koy màggal ci bés bi ndaxte suñu papa la te léegi mag na il faut que tamit ñu delloo buum ci mboy ga del wax nit ki tànk mi ngi fii nga koy sargal di ko rendre hommage donc bés bi bëgg nañ ci tudd turu paa bi bu baax a baax pour que nit yi xam ne aussi y a un grand monsieur bi nga xam ne il est tout le temps derrière ces jeunes artistes yuy def ay affaires même su fekkee moom du teew ci programme yi ñun bëgg nañu tudd turam ci bés ba incha allah. et donc loolu moom moo nekk loo xam te ni góor gi ñu fas yéene rendre hommage et du Mouhamed Fall Tayfour et c'est un grand politicien de la ville de Rosso et puis un pur musulman papa jooju nag lu ñu fas yéene rendre hommage si les 25 ans de Jobal Art joo du ma jeexal di wax ni que bii yi ñaata la yaakaar naa ne foofu laay jëw jaare foofu et di tàggatoo ak yow ñaay bii yi ñaata la et est-ce que ni que Jobal Art est capable et de drainer 2500 personnes à la maison des jeunes. yow incha allah si kàttanu yàlla maison des jeunes dinañ ko feesal tel ba mu tuuru yàlla nañu fi dee gi bàyyi incha allah donc billets yi comme d'habitude waaye ñun duñu foqale trop am na VIP waaw VIP bi dama ko bëggoon yóbbu 5000 nga ne ma naa ko wàcce waaw ndaxte bëgguma VIP buy fees nit waaw VIP yi déjà gars yaa ngi koy jënd VIP yi ñoo ngi koy jënd déjà waaw léegi bientôt am na ñoo xam ne ñoo ngi wax commander en ligne ñu damay jënd VIP mais xool na ñu ne ko delloo ko 3000 ñu ne nañ ko bàyyi 3000 ci VIP suñu rakk yi nag nga xam ne ndeysaan dañuy bëgg di ñëw ci buntu programme mënuñu dugg il faut que ñu may leen prévente junne ñu teel ko jëndi jour J dañ koy yóbbu ñaari junne jour J kenn jaayul billet 1500 billet 2000 yooyu la ñuy jaay waaw ndaxte on a bien travaillé pour bien réussir je préfère avoir 100 personnes yu que d'avoir 2500 personnes di jënd ay billets 100 ak 200 loolu dafa jeex na nit yi xam ni musique pour mu dox il faut que ñu def ci xaalis waaw donc 1000 Louga la prévente bi jour J 2000 Louga 3000 Louga la pour VIP bi waaw donc na nit yëpp bàyyi xel ci loolu bu ñu ñëwee dañu gis spectacle ndaxte y a des grands artistes qui vont venir waaw. foofu rek mu may jaar si les grands artistes mun nañu si sàccal nga ni ma ne si c'est 3 wala 4 invités. waaw xam nga bon du ma la ragal a bañ a wax déjà mun naa la citer par exemple Ousmane Gange dina jógee Dakar ñëw ba fii ci teen gi ñu jàllee ko mu ñëw Ousmane Gange dina bokk ci invité d'honneur yi am na rappeur bu nekk France ñëpp xam nañ ko ñu koy wax Soldier Hems donc ñu ngi préparé ak moom pour que mu ñëw fekkee bés bi waaw ak ndaanaan yi nekk fii ci dëkk bi t'as compris samay frère ndaanaan yi donc su ma cité maa ngi lay wax bés bi loo ci nekk te bés bi y a beaucoup de surprise suñuy rakk yi jigéen yi dañuy ñëw ah taaxuraankat yi dañuy ñëw taasukat yi bés bi dañuy sax ubbi suñuy jàngkat sax day ñëw jàng ci bés bi ndaxte bés bi bu ñu defee ñaar fukki at ak juróom ci dara il faut que ñu ñaanal ko donc bés bi luñ ci war a mën a def rek pour que bés bi ala daawame danañ ko def ci kàttanu yàlla waaw l'essentiel na gars yi préparé bés bi bientôt l'affiche officielle contact yi képp ku nga xam ne bëgg na am ay contact ci bés bi yaa ngi fi Najib mi ngi fi ñoom Lemine ñu ngi fa ka man gars yi nañ ma bàyyi dama nekk ci affaire liggéey affaire programmation affaire kii nan may comprendre léegi nii billaay yoo duma la fen sama téléphone WhatsApp bi day bëgg a fay dañ may yónnee ay vocal ñëpp dama bëgg a way wallaahi maa bëgg ngeen way sama bés wallaahi maa bëgg ngeen wayal ma sama bés waaye tamit nañu xam ne ñëpp mënuñu bokk ci bés bi il faut que ñu koy comprendre rek buñ ko comprendre rek mu rafet day mel ne comme show of the year bi passé ay 6 artistes ñoo ko way te Dakar artiste kese la mais noonu la mënoon demee te kenn du mere kenn wasalaam. donc bu fekkee tamit laaj naa la loo xam te ni jotuma la ko laaj nga wax ma ko parce que xel lu koy fàtt du ko gis fekkee am naa lu moo xam te ni bëggoon naa ko waxtu waxuma ko nga jot di ko. bon de toute façon yow pose nga question yu gënoon précis question yu gënoon am solo lu may wax rek mooy nañu jàppoo gën xàjjoo nañu déggoo gën xuloo nañu yëgoo gën féewoo nañu diisoo gën yéeyoo bu leen ci kenn dindi doole Mauritanie doom ànd taxaw temb song liggéey galgal jëkku daaneel ak watu rëy Mauritanie jaaxle aar boppam jafe suuf di boy xar yi tàkk fu bët xol jooy xiif di rey ëpp di alak luñ ci teggan di torox bu leen ci kenn dindi ba le 25 ba le 12 incha allah
non Gros day saf. bi yoon O ciklal ina omo neehi. Wallahi omo. bàyyi mu sedd non du koy laaj foofu. non foofu daf may daanal. Non. daf may nu foofu rek tuuti nii. Peut-être bu freestyle. bon dama ni o bamranke wayi rap gila nden ha joni to gonɗo gonmi mi wondi allah na seedi gila nden on nanani to lofi cutmi ko rap tahi hewɓe korti mi ala groupe mi jeeyake troupe kosam kaddam mi furbo froup a hubbita kimi adda bonno nguɗam o bamranke ne siccinedi kono koye omo nehi mais so tawi ka bonde needi mami unoroof ha digga mi beydi kani ha safa mi fada ha lamma mi irta ha feewa mi jetta pededam mi lokkita Jodoy donc loolu moom moo nekkoon ba ne freestyle bi di nuyuwaat rek àdduna wërngal këpp rawatina les Mauritaniens ak les Rososois di diaspora ñu ngi leen jox rendez-vous le 12 février moom mooy les 25 ans de Jobal Art les 25 ans de Jobal Art ñu ngi woo toute la Mauritanie ñu ngi woo góor ak jigéen mag ak ndaw bu si kenn naatable na ñëpp ñëw bien sûr ñu fekkee bés boobu parce que bés boobu bésu doomu Mauritanie la et bés la boo xamante ni Jobal Art day rendre bien sûr hommage bien sûr à notre père Mohamed Tayfour et aussi di nga am ay parrains ak ay marraines bien sûr daa ngeen ko gis ci affiche officielle bi et billets yi nag am na ay vente en ligne am na ay livraison xam nga cak-cak yaa ngi fi da ngay toog sa kër nga commandé gars yi indi la billet bi sa biir kër donc pour les 25 ans de Jobal Art bu leen kenn nettali di ànd ak sama caméraman le meilleur de sa generation aka Mr 8 bien sûr moom mooy génne affaire yi di naysal affaire yi à la présentation votre ami et frère DJ You maa ngi leen di jaajëfal di leen jox dox daje bien sûr le 12 février à la Lico des maisons de jeunes Prap big respect Rosso ma fierté lu bees tàq lu bees tàq